salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ku ñu dalal tey ci seen émission face aux citoyens di Mary Teuw Niane ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation asalaamaaleykum monsieur. waaleykum salaam. maa ngi nuyu Cheikh ak Mama Moussa Niang di la nuyu tamit téléspectateur yi janook seen télévision di nuyu kilifa daara yu kawe yi te teew ci émission bi. waa kay monsieur le ministre kon présenté nga Cheikh Diop bu rajo Sénégal ak Mama Moussa Niang bu journal télévisé ci téléphone bi dinañ ci ànd ak Françoise Seck. Atou maa ngi nuyu suñu gan bii di ministre Mary Teuw Niane bi nga xam ne moo yor daara ju kawe ji may wax rek téléspectateurs yi ne mun nañu poser ay questions maanaam wax seen mbébét mun nañ ko def ci réseaux sociaux yi ak Twitter ñu bind hashtag RTS1 def seen question yi wala boog ñu dem ci suñu page Facebook ñu def Facebook RTS ak tiré du 8 ñu poser seen question yónnee ko wala boog ñu def RTS def seen message daal di ko yónnee ci 26 2 61 bu fekkente ne ñu ngi ci diwaanu Sénégal wala boog ñu def 71 0 71 bu fekkente ne ñu ngi ci diwaanu France wala boog ñu woote ci téléphone ci 33 849 12 54 bu fekkente ne dañu am ay questions yu ñuy poser ministre bi nga xam ne moom moo yor wàllu daara yu kawe yi. waaw François Seck jërëjëf monsieur le ministre ñu door waxtaan bi yaay ministre comme ni ma ko waxee léegi de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation la moo tax branche enseignement supérieur moo gën a siiw ce département. xam nga jàng dafa am solo ci réew te daara yu kawe yi mooy fi nga xam ni dañuy àggale xam-xam jàng xam-xam métier dañu àggale tamit xam-xamu gëstu ak tamit xam-xam bi ñuy wax innovation mooy fent lu bees te mu mun a jëriñ ñu mun ko jaay mu dugg ci jaay ak jënd mu indi xëy loolu tax nañu suñu demee ci koom-koom lu mel na tey Sénégal jëm ci plan Sénégal émergent mooy indi alal bu bare yokk alalu nit ñi jógal fi ndóol mi loolu da nga soxla xam-xam da nga soxla gëstu da nga soxla tamit ñu xeriñ looloo tax mun nañu wax ni daara yu koy réew yu jublu ci loolu yépp dañu ko fonk te dafa fa am doole te xam ngeen ni bu président Macky Sall ñëwee ci réew mi dafa fekk daara yi lépp bu baax a baax mu taxawal benn lël bu mag ñu tuddee ko concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur moom ci boppam mu présider conseil présidentiel ñu jagleel ko daara yu kawe yi mu xàll yoon boo xam ni fukki ponk la ak benn mu ñu yoon bii la ñu bëgg a jaarale daara yu kawe yi fii ak fukki at loolu nag tax na tey daara yi nekkatuñu rek ci réewu taax yi nga xam ni ñoo nekk ci booru géej bi wante dugg na ci biir réew mi te askan bi tamit léegi xam nañ njëriñu daara yu kawe yi ndax assemblée nationale gis ngeen ko yàggul député yu bare ñaan nañu ñu am ay ENO ñaan nañu ñu am ay centre universitaire ñaan nañu ñu defal leen centre de recherche et d'essai moo di réew mi tàmbali na xam ñu yokkute ak xam-xam dañu ànd. waa kay Cheikh Diop. waaw monsieur le ministre gëstu yu bëri def ngeen ko ci enseignement supérieur mais man jàpp naa li koy xajamal ba léegi mooy grève yi ci am bu ci mujj bi mooy manifestation yi ñu amaloon Dakar beneen bi c'était à Saint-Louis alors toujours ñuy poser benn problème boo xam ne ci sama xalaat c'est un problème récurrent le retard des bourses. alors lu tax ba tey amu leen solution pour régler définitivement question boobu. xam nga bourse yi. nguur gi def na ci ay jéego yu bari ndax président Macky Sall dafa dogaloon bu lay juróomi fan ci weer bi di jot ñu fay bourse yi mais soo seetloo tamit bourse yi takku nañu ndax kat
suñu xoolee rek ci atu 2011 2012 ñu ngi woon ci 86 000 allocations mooy bourse ak ndimbal yi ren 2016 2017 mooy année bu passé bi ñu ngi ci 122 000 allocations xam nga loolu yokk bu bare la te bourse yi sax dañu ci yokk tamit yeneen bourse yu bees ndax ngeen mun a yokk bëgg-bëgg jàng bi xale yi nga xam ne dañu jàng bu baax bi am baccalauréat mention bien ak très bien dañu leen indil sax bourse bu bees bu tudd bourse d'excellence su doon bourse entière bi juróom-ñaari junni la ak ñaari téeméer bourse d'excellence bi fukki junni la ak ñaar par weer xam nga loolu yëpp dafa tàkku te yenn saa yi alal bi dajale ko lu yomb day jafe lu yomb lu yombul nag moo tax yenn saa yi daaw soo gisee année bi yëpp dem na ba jeex mun naa wax benn tolof-tolof bu mag la ñu am la ñu jël fukki fan ak juróom ñu fay bourse yi ren ci njëlbéen bi gisoon nañu ni bourse yi kenn mënu ko fay ci juróomi fan ci décembre moo tax direction des bourses dafa génne communiqué ndax dañuy waxtaan tamit ak étudiants yi ndax li ñu bëgg mooy confiance réciproque xamoon nañu ni day tardé ci loolu def na communiqué directeur des bourses ndax dafa déggoo ak ministère des finances ni bourse yi duñu ko mën a fay fii ba ñaar fukki fan ak benn gis ngeen ni tey bu 3 heures jotee tàmbali nañu fay bourse yi bon loolu danañu fexe ministère des finances tamit mu ngi jéem ngir ñu tardement yi ñu bañati bàyyi mais kenn mënul waat ni tardement moom du am wante dañu fexe daal at mi tardement yi ñu bañ a bari. Cheikh Diop. damay def parce que comme ni mu wax nii commencé nañu fay ci 3 heures ci suba déjà xam nga xeer yi jolli na foofu ci Wakaam bi kenn mënul dem kenn mënul ñëw c'est vrai que mbir mi am na ay jéego yu am solo mais mbirum bourse bi monsieur le ministre kenn ko bàyyi mu dem ndax nag mbir la moo xam ne aussi dafa metti ndax xam nga bu ñu waxee le 5 ba le 15 jotuloo bourse ba le 20 jotoo bourse ba le 22 jotoo bourse nga war a dem lekk war a dem naan su dee am nga yeneen soxla yoo xam ne pédagogique yooyu yaa ma gën a xam aussi nga war ko régler comme étudiant loolu itam xaw na métti te itam xaw na doy waar boo ne nombre bi dafa yokku ndax ñeneen ñi ngi naan nombre dafa wàññeeku par rapport ak réforme bi nombre boursiers yi dafa wàññeeku. su nekkee ne nombre boursiers yi dafa yokku itam te réforme yi xam nga doon na wàññi lu bëri ci ay étudiants aussi parce que bëri na ñu éliminer ñoo xam ne par rapport seen âge par rapport seen ñàkk réussite loolu aussi nekk na masse salariale boo xam ne war nañu mën a leeral ñaata lay doon. weer wu nekk par rapport étudiants yi nekk fii ak naka itam dañ ko war a mën a régler bu mu gën a teel la. waaw xam nga bourse yi njuuj njaaj yu baree ci nekkoon ci atu 2014 bu ñu lëñbëtee mbir mi dañuy gis ni bare woon na ay tour yu nekk ci direction des bourses te nekkuñu ci université yi bu ñu leen seetee gëstu ko génne nañu ñaar fukki junni ak juróomi junni ñoo xam ni seen tur ngi woon direction des bourses te nekkuñu woon ci université yi soo seetee 2011 2012 dama lay jox ay lim yu wóor 83 762 allocations la ñu amoon ma jox la 2013 2014 ñu ngi woon ci 95 863 allocations ma jël daaw mooy at mi ñu passé ñu ngi woon ci 122 053 allocations. day yokk at bu nekk. day yokk étudiants yi dañu yokk wante bourse yi tamit dafay yokk mun naa la wax sax soo buggee yan bourse ñoo am ci public bi yan bourse ñoo am ci privé bi. moom wàññiwul loxoom ci dara ci jox xale yi ay bourse mais li mu def moo di bourse bi nekkatul nga am ko tëdd nelaw dañ koy am ñu laaj la nga jàng soo nekkee ci licence soo jàllee mun nañu la yokkal bourse bi soo redoubler may nañu la nga redoubler benn yoon
mais soo ko ñaareelee bourse bi dañ koy nangu. soo demee master it mun nañ nañu la nga redoubler M1 bi mais mënoo redoubler ñaari yoon. xam nga loolu aussi suñu la joxee bourse bi ngir jàppale la. loolu nag tax na tamit mais defe naa ni xale yi gën ñu sawar ndax ku nekk xam na léegi soo duggee université njàng moo la fa indi. te da ngay góorgóorlu tamit pour mën a jàng gaaw génn dem wuti xëy ndax loolu aussi mooy tax université bi xale yi nga xam ne ñu ngi jóge ci lycée yi am baccalauréat ñu mën a dugg. leneen li nag li nga wax bourse yi pay bi jéego bu bare am na ci parce que gis ngeen ni ñetti at yi nga xam ni moo ñu féete gannaaw coow li wàññeeku na bu baax a baax xam nga ngeen ni weer bu nekk coow moo doon am léegi yenn saa yi lay am te defe naa ni suñu bëgg-bëgg loolay bëgg-bëgg président Macky Sall que ñu dem bi at bi mu jeex te du am coow ngir bourse. waaw monsieur le ministre comme ñu ngi tudd étudiants yi ñu dem ba université Cheikh Anta Diop ànd ak Seydina Alioune Fall lii la étudiants yi dénk Seydina Aliou. ci côté infrastructure def na lu rëy loo xam ne nii ay avancées yi ay jéego yu mag la ci université parce que bu fekkente ne ci wàllu social la yokk na dëkkuwaayu étudiant tey boo xoolee fii tey université Cheikh Anta Diop yokkoon na fi 3 pavillons il y a de cela 2 ans mais entre temps aussi defaat nañ yeneen pavillons yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy construire ci biir campus social bi moo xam fii biir COUD fii ESP ak yeneen faculté yi nga xam ne ñu ngi ci biir université bi yeneen kii social yi à Claudel également ci campus social donc loolu nekk na loo xam ne ni vraiment lu ñu marqué la trop du dëgg ci côté jàng aussi indi na ay innovation majeure parce que def na li ñuy tuddee l'université virtuelle du Sénégal mu permettre peut-être ñu mën a absorber effectifs yi au niveau des universités permettre nga xam ne nii mën daan nañ quitter seen lointaine contrée ñëw à Dakar bu ñu am yenn situation yi leen permettre ñu assurer seen ay études peut-être ñu rester au niveau de leur localité di fa jàng loolu aussi vraiment ay affaires yoo xam ne nii la impact yu positif la ñu mën a reconnaître très sincèrement. li ñu gis ne lu mu war a gën a mën a liggéey la mooy le dialogue parce que ci côté dialogue des na lu bari seetlu nañ ne ay tension bari na entre moom ak enseignant tension bari na entre moom ak étudiant ñaareel ba mooy ci côté paiement bourse parce que bu ñu déggee étudiant jóg na rek li ci ëpp ci temps bi bourse la. boo jëlee par exemple si côté orientation nouveau bachelier yi création campus boobu noonu ay avancées yoo xam ne ministre bi def na ko aussi les nouveaux bacheliers actuellement ils seront tous ñëpp dañu leen di orienté ndax ñu jël faculté ñu jël dans les écoles privées loolu ay avancées yoo xam ne ministre def na ko mais boo ñëwee fac science aussi am na ay pas yoo xam ne ministre bi def na ko. boo jëlee suñu réflexion en fii loolu ay pas yoo xam ne ministre bi def na ko ñu koy rafetlu boo jëlee aussi côté suñu salle TP yi nga xam ne fa science dafa yàgg am problème salle TP am na ay constructions yu nekk en cours mais ba léegi pareegul 20 salles TP yooyu aussi ay avancées ministre bi def na ko. aussi si côté boo jëlee département mel ni département biologie chimie géosciences ba nekkee si amical année passée may nañu ay matériel bien en biologie chimie géosciences. yooyu aussi avancé yoo xam ne ministre bi def na ko su côté enseignement supérieur à la fac des sciences techniques su ma dellu si affaire matériel mu mel en biologie chimie géosciences dafa waroon def pour département chimie physique war ko def département math MP boobu ba léegi aussi matériel gisaguñ ko loolu ay manquement yu ñuy souligner la saa TP moo xoon nit ne mu ngi koy def it manquement yi ñu souligner mooy ba léegi saa mu ñu ko livré da date bi ñu xoon passé na donc boo ñëwaatee toujours fac science si côté domaine pédagogique bi y a encore des manquements boo jëlee côté département géologie fac science géologie département géologie BA chimie yëpp dañuy dem ay voyages sur le terrain mais fac science amul lu benn bus. mën nañ ni noté nañ fi ay avancement ci liggéey yi fi def par rapport ak réforme yi gis nañ ni léegi ci jàngu bi maanaam taux de réussite bi gën na yokk maanaam étudiants yi ni ñuy jàll di jàng di passé gën naa yokk te loolu dafa nekk lu ñu koy xam ni dañ ko ciy félicité waaye tamit nag li mu fi def muy réforme yi tamit am na ay points yoo xam ni rafetlu wuñ ko wala ay mesures li nga xam ni moom la waroon àndal ñu tuddee ko ci français mesure d'accompagnement matul ndaxte dafa nekk loo xam ni dafa laaj ay jàngalekat yu doy laaj ay salle de classe yu doy laaj tamit ay waxtu li ñuy wax quantum horaire bu doy ñun fac lettres tey jii nii buñ ko doon ñaan dinañ ko ñaan ci li nga xam ne mooy la professionnalisation des diplômes dina ko jéem a def dina tamit
comme li ma la wax sànq rek yokkal na suñu ay professeurs ndax boo demee ci département bu mel ni anglais foofu ñi nga xam ne dañ fay jàll bari nañ trop soo ñëwee ci niveau licence bi waaye ñu leen encadré bariwul ndaxte xam nañ ni norme LMD dafay laaj encadrement bu bëree bu bëri et professeur bu nekk 9 ba juróom-ñeent ba fukk ci élève la war a mën a encadré waaye tey jii boo demee faculté bu département bu mel ni anglais nga am fa lu ma téeméeri licencié wala juróomi téeméeri licencié tey jii nii te li fa nekk ci ay jàngalekat doyul problème day am dañ koy bañ ba groupe lañ koy def te loolu noonu àndul ak li nga xam ne moom mooy LMD bi nga xam ne moom kat bëgg na mu dem kanam wala bëgg na mu doxal suñu njàngum réew. waaw monsieur le ministre moom mooy laaju étudiants yi ñu bàyyi la nga tontu ci. waaw d'abord am mbégte. ndax constaté ni étudiants yi. gis nañu ne yokkute am na. teewul nag des na ay mbir yoo xam ni war nañ ko saafara mais ñoom ñëpp gis nañu yokkute am na étudiant bi mujj wax te mu nekk département anglais xam nga daawati jékk président jox na université yi ñaari téeméeri poste ak fukki poste jàngalekat ñu jagleel université Dakar téeméeri poste ak fukk téeméeri poste yooyu nag dañuy jël fukk yi jagleel ko département anglais ndax dañu gisoon ni département boobu dafa bari étudiant te amul jàngalekat yu doy. mooy taux d'encadrement bi dafa faible loolu dañu ko fléché jox leen 10 postes département anglais wax nañu mbiru infrastructure yi dëgg la tey université Dakar amphithéâtre yëpp pare nañu réhabilité leen boole tamit auditorium bi pare na réhabilitation bi te soo gisee sa CESTI bâtiment bi ñu fa tabax pare na loolu lu bees la dëkkuwaayu étudiants yi tabax nañu fa ñeenti bâtiment ñaari COUD la benn bi Claudel benn bi FASTEF président Macky Sall bu mu ñëwee UCAD inauguré na ñetti bâtiment ñu am junni ak ñeent fukk ak ñeenti lal fi ñu toll nii ñu ngi pare juróom benni bâtiment yoo xam ne mun nañu fat ñeenti junni étudiant loolu soo boolee li ñu tabax ci lal ci juróomi at yi dana nekk juróomi junni ak juróomi ñetti téeméeri lal lan la ñu fa fekkoon ci 2012 juróomi junni lal moo di ci juróom fukki at ak ñaar juróomi junni lal moo fa nekkoon ci juróomi at tabax nañu lu mun a fat juróomi junni ak juróom ñetti téeméeri étudiant wax nañu tamit équipement yi programme la boo xam ni mooy équipement des laboratoires et construction des laboratoires jàppale nañu ay département équipement ngir yokk leen xale yi ñu mun a jéemantu ci équipement yu bees ñu ngi tabax ay laboratoire kooku téeméeri laboratoire la ci université Sénégal yépp université Dakar am na ci fanweer ak benn yooyu ci at mi di ñëw lay jeex ndax dafa am loo xam ni ci budget 2018 bi la ñu koy mottalee lépp lu jëm ci équipement bi commandé nañu ko kooku lii jël nañu sax ki koy jënd dañuy xaar mu livré ñu ko mais àggale bâtiment yi ci budget 2018 la soo jëlee université bu mel ne université Thiès am na ci ñaar fukk ak juróom-benni laboratoire soo jëlee école polytechnique bu Thiès am na ci juróom-ñetti laboratoire soo jëlee université Ndar am na ci fukk ak juróom-ñetti laboratoire soo jëlee université Assane Seck bu Ziguinchor am na ci fukk soo jëlee université Alioune Diop bu Bambey am na ci juróom-benn yooyu su paree fii ak weeru avril dana tax jéemantu bi ak xam-xamu science technologie affaire ingénieur danañu ko gën a mun a jàngale ndax xale yi dañu mun a jéemantu am na ay tolof-tolof yu xale yi wax. waaw mooy mbiru dialogue waxtaan bi entre yow ak étudiants yi ak enseignants yi. ndax bu école ubbeek léegi daje naa ak jàngalekat yi SAES te dañuy dajeyaat ak top management université yi daje naa ak étudiant Ziguinchor ñoom Ziguinchor laa dajeek ñoom. daje naa ak étudiant Bambey ñoom dañu ñëw Dakar. daje naa ak étudiant Ndar dañu ñëw Dakar dem nañu Thiès
daje ak étudiant université de Thiès étudiant école polytechnique de Thiès ak étudiant yu ISET bu Thiès ci ñeenti fan weeru janvier ci université Dakar danañu daje ak étudiant université Dakar après ñu daje ak étudiant yu université virtuelle bu Sénégal moo di waxtaan ak ñoom seet yan jafe-jafe la ñu am ñu saafara ko te waxtaan bi yemul foofu ndax bés bu nekk directeur des bourses day tase ak étudiants yi direction générale de l'enseignement supérieur day tase ak étudiants yi am nañu benn direction ci direction générale de l'enseignement supérieur mooy directeur de l'enseignement supérieur public dafa am ñaari division benn division bi affaires sociales la beneen division bi mooy règlement des conflits ñooñu ñu ngi ci biir étudiants yi di liggéey loolu yëpp ngir waxtaan bi dialogue bi mu mun a taxaw. waaw monsieur le ministre règlement des conflits est-ce que mënul am anticipation. prévention des conflits pour que université toog benn at ñaari at sans pour autant mu am grève étudiant wala grève professeur. waaw loolu ñu ngi ciy liggéey ndax seetlu leen sax su ngeen gisee 2013 2014 coow yu bare woon na trop mu ngi wàññeeku. des na mais mu ngi wàññeeku ku seetlu xam ni wàññeeku na bu baax a baax mais dañuy liggéey ndax jikko yi yëpp war a wàññeeku ñoo war a soppeeku jikko administration bi jikko étudiants yi jikko jàngalekat yi jikko ñiy jiite université yi ndax dañu war a jublu rek ci jàng ak gëstu wesaare xam-xam ak jëflante xam-xam ci biir université yi loolu mooy taxawaayu université loolu nag nekkuñu ci woon ci ay jamono ñu ngi ciy ñëw ndànk-ndànk il faut nag li tubaab di wax donner le temps au temps te loolu defe naa ñu ngi ci yoon bi ndax tey soo dégloo étudiants yi ni ñu waxee tey nga déglu leen 2014. am na lu soppeeku. am na lu soppeeku étudiants yi dañu bëgg a jàng. xam nañu ni seen ëllëg ci njàng ak xam-xam la te gis nañu it nguur gi mu ngi topp di jéem régler seen ay problèmes. mais régler wul lépp nag. parce que lépp mënul régler loo ci benn bés. lu tax étudiants yi di génn ci mbedd yi di bari ay tëli booy bourse. waaw bourse parce que bu njëkk ba daawoon nañu grève. bañ a jàng xëy na. mais tey jii bëgg nañ jàng mais bourse. waaw bourse yi moom bourse yi mooy problème. bourse yi moom wax naa leen nguur gi mu ngi def kéemtalaayu kattanam ngir jafe-jafe yi mu jeex wala su jeexul du bari xam jox naa leen année 2000. c'est le recteur. c'est le recteur. j'ai été recteur. donc loolu benn la ñaareel bi moo di. université xeexal war fa nekk. xam nga université lan moo fa war a nekk lay yeyante ci xam-xam ak kàddu soo amee loo xam ni da la wóor ni yow ci dëgg nga nekk war nga mun yey sa moroom mbaa yey administration bi mbaa yey rectorat bi mbaa yey jàngalekat yi ci xam-xam ak xel ak xalaat ndax dëgg bi nga toog mais doole moom waru fa nekk loolu lenn la leneen li moo di police universitaire ci yi ñu waxtaanee woon ci lël boobu ma waxoon ci njëlbéen ci la bokk concertation sur l'enseignement supérieur wante dañu laaj université yi dañu def benn projet texte ñu nekk université yi mais université yi déggoowuñu su ma jëlee université bu mel na Dakar ñoom dañu ni nañuy defar police universitaire ñu jël université bu mel na Ndar ñoom ànduñu ci xam nga yooyu dafa laaj ñu toog waxtaan bi ñëpp déggoo ñu doog tëral dara loolu moo tax mbir mi ba léegi le fait que nombre étudiants yi fa nekk ñooy indi ay jafe-jafe ay tolof-tolof yoo xam ne xëy na da leen di dépassé mais loolu nekk na ci peut-être cause conflit récurrent yi loolu dégg la université Dakar dafa yéenu lu mu attanul wante soo seetloo depuis 2014 ak léegi at mu nekk lim bi day wàññeeku
tey wàññeeku tey ñu ngi ci ñaata pour UCAD. UCAD ñu ngi ci autour de 80 000. Et capacité normale. 80 000. ñun capacité actuelle normale li ñuy visé mooy suñu àggee 2022 lim bi mun a àgg 60 000. 60 000. soo seetee daaw. Université de Dakar 22 000 bacheliers la ñu fa orienté woon ren Université de Dakar mu ngi fa orienté 17 010 bacheliers. 5 000 de moins. donc wàññi nañu juróomi junni te loolu dañ koy continuer ba 2022 ndax lim bi su àggee 60 000 boole kook limu jàngalekat yi fa nekk encadrement bi day baax te du yemul foofu parce que tabax yi ñuy tabax pour fat étudiants yi tey fekk décembre janvier suñu récupérer ñeenti junni lal yooyu danañu mun fat lu tolloo fukki junni ak lu topp ci ay étudiants te tàmbali nañu beneen projet boo xam ni dafa nar a fat fukki junni ak ñetti junni étudiants soo boolee loolu day nekk ñaar fukki junni ak ñetti junni étudiants 23 000 étudiants. yi ñu mun a fat soo ko boolee ak 60 000 étudiants ah Université de Dakar day nekk neneen. waaw monsieur le ministre waaw. oui en tout cas waaw Cheikh balaa ñuy sur les effectifs. je crois que bon man sama questionnement yëpp day dem ci Université Saint-Louis parce que bon moom xaw naa ko comprendre tuuti. je crois que ci estimation yi ñu amoon ñu ngi ci 13 000 actuellement. alors foofu situation bi compliqué na ci étudiants yi d' abord xam nga environnement bi mu nekk mayul ku nekk nga am néeg c' est pas comme Dakar. alors man ma bëggoon xam d' abord situation boobu lan nga ci xalaat deuxièmement chantier yi apparemment seetlu nañu ne ni mu doon gaaweetu ko lan moo ko waral. chantier yi d' abord gaaw na. parce que ñu ngi defe naa ni yéen ñëpp gis ngeen. li ñu réceptionné ci université Ndar. UFR sciences de l' éducation de la formation et du sport. mu am ay infrastructures yu amul fenn ci Sénégal. oui man c' est par rapport au logement des étudiants. non damay wax parce que c' est important ñu xool loolu yëpp. recteur professeur Baïda Laye Kane yàggul. wax na ni bolay réforme bi ñeenti junni place physique la ñu amoon ci étudiant ak extension bi nga xam ne def nañ ko nii te ñu jot bâtiment yi yokku na juróom benni junni place physique te li des te ñu koy tabax foofu dana indi encore ñeenti junni place physique mooy place physique étudiant yépp toogandoo université Ndar dana am fukki junni ak ñeenti junni ak lu topp place physique simultané université Ndar amoon na lu ëpp ñetti junni ak juróomi téeméeri lal CROUS ci boppam moo jël module FESMAN yi defar lu mun a fat junni étudiant jamono ji programme bi ñu def Dakar muy fat ñeenti junni étudiant ñu ngi fay tabax luy fat ñaari junni étudiant yooyu su pare nga yokk ko ñetti junni ak juróomi téeméeri day nekk juróomi junni ak lu topp te norme internationale yi moo di soo amee ñetti étudiant nga am benn lal moo université Ndar danañu nekk ci norme internationale. mais mosul calamité li nga xam ne wax mooy université mosul calamité te ñu ngi gën di calamité ñu ngi gën di. loolu c' est normal. ñun tamit bu ñuy ubbi université Ndar foofu laa nekkoon. ñu ngi ubbee université Ndar juróom benn téeméeri étudiant. oui 600. il y avait déjà première zone bi. résident il y avait déjà plus de place que d'étudiants. donc c' est normal que à un moment même peut-être même étudiant bu nekk mënoon na am nii. voilà monsieur le ministre ñu Cheikh Diop mooy yóbbu Ndar mais ñu delluwaat université Cheikh Anta Diop xool lan la enseignants yi parce que étudiants yi rek ñooy grève enseignants yi tamit dañuy dem grève ñu déglu leen ci micro Seydina Alioune Fall. xëy na bi fi ministre bi nekk léegi amoon na ay jamono yoo xam ne ni xawoon na am ay jafe-jafe mu doxoon digganteem ak enseignement supérieur enseignants yi mais ñu rafetlu depuis quelque temps quand même jàmm ji nga xam ne ni mën nañu wax ni dikkat na ci digganteem ak jàngalekat yi loolu nag
dañ ci gërëm waa SAES yi nga xam ne ni quand même dañu am esprit bu dépassement bu mag am également esprit d'ouverture mais ñu koy gërëm également moom ci bopp ministre bi am na jéego yoo xam ne def nañ ko ñu nag ministre bi ndax am na yoo xam ne ni d'accord nañ ci kàddu ba ñu koy doxal mais am na yoo xam ne ni dañoo gis ni moom kat SAES warul woon jël loolu di ko def muy nekk point de revendication moom ci boppam moo ci waroon def ak farlu boobu mën nañ ci lim li nga xamee ni moom la ñu tuddee problème professeur de classe exceptionnelle ñooñu nga xamee dañoo nekk professeur de classe exceptionnelle ñi ci dem retraite ñëpp dañ leen rétrogradé delluwaat leen gannaaw xam nga loolu lu bees ci réew donc ñoo moo tax ñu ñuy bu doon suñu sago ministre bi daf am ci ab taxawaay am ci ab farlu nit nag bu doxee da nga koy wax ne ko waaw góor yokkal sa doxi donc ci wàllu infrastructure yi wax dëgg yàlla indi na ci ak jéego man bokkoon naa ñi nga xam ne ni damaa jàppoon heure bu mu sonn yónnee këyit ñun damaa bëgg doon def visite de chantier damaa jàppoon ni kon visite de chantier yooyu dafa bari lool mais bi ma àndeek moom ci wax visite de chantier yu mujj ci Ziguinchor gis naa ni ci wàllu infrastructure am na ay jéego yoo xam ne ñoo ngi koy def gis naa ni également am na ay mébét yu bari yoo xam ne ni ci wàllu infrastructure ñu ngi ciy liggéey naam nag doy parce que manqué na lool président de la République moom moo am sañ-sañu wax ni man kat orientation bii laa jël pour l'enseignement supérieur donc ñoom ci seen orientation daf ci bokk lu ñuy tuddee UVS mooy université virtuelle bu Sénégal loolu ñun amoon nañ ci ay ñaxtu yu ci doon def waaye gis nañu ni am na ay jéego yoo xam ne ni ñoo ngi ko ciy jéem a def di ko corriger maanaam léegi ñoo ngi tabax lu ñuy tuddee ay ENO ay espèce numérique ouvert yoo xam ne ni ñoo ngi koy implanté ci dëkk yi yu bari loolu tamit doonte ñun SAES d'accord ñu woon ci UVS yi mais comme politique la boo xam ne ni gouvernement moo ko décidé boppam te engagé wu na ci donc bu ñu gisee ni am na yenn amélioration yoo xam ne ñoo ngi koy def kooku tamit danañ ko rafetlu parce que gis nañu ni ñoo ngi tabax ay ENO yoo xam ne dina permettre que étudiants yi nga xam ne dañ leen orienté ci UVS yooyu ñu bañ di toog seen kër mais ñuy ñëw ci espace numérique ouvert yooyu pour di fa def seen i njàng loolu tamit je pense que loo xam ne mën nañu ko rafetlu la. beneen question bi nga xam ne nag moom xëy na daf ko xaw war na ci dugal loxoom mais war na ci soññi également dans le cadre de la solidarité gouvernementale ay moromu ministre mooy wàllu à la retraite bi loolu nag mooy ndaj lépp gi parce que kooku moom su fekkee ni am na benn gàllankoor boo xam ne ni dina dox ci biir université yi loolu lay nekk parce que loolu dañ ci waxtaan ba d'accord ci kàddu yi. invité nañu ci ay visite de chantier ci université yi yëpp presque gis nañu suñu bët que avancé am na ci côté boobu ñu ngi tabax ay infrastructures université de Ziguinchor ak centre délocalisé Kolda def nañu aussi lu am solo Thiès def nañu lu am solo Saint-Louis def nañu lu am solo Bambey Géoul sax am na centre délocalisé bu université Gaston Berger de Saint-Louis université Dakar ay projet de réhabilitation la même su dee yeex na mais gisal nañu suñuy bët que mu ngi avancé te yàlla su defee chantier yooyu egg dinañ am capacité d'accueil bu acceptable pour accueillir suñu jeunesse bi ci université publique du Sénégal yi ak ISEP yi itam ay instituts supérieurs d'enseignement professionnel mu ngi avancé ndànk-ndànk parce que bu ma daree rappeler benn des orientations majeures bu concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur et la recherche mooy que ñu réorienter aussi formation yi enseignement bi ci formation professionnelle courte yi loolu ISEP yi ñoo li nga xam ne war nañu ko yokk ñun waa SUDES gëstu woon nañu
ci projet université virtuelle du Sénégal ministre bi Mary Teuw Niane xam na ci dara wax nañ ci jox nañu ay argumentation def nañu ay recherche yu gën a récentes yi université virtuelle du Sénégal nu ñu ko kiiwee adapté wul ci koy xale booy xam ne dafa am mu ngi soog a am baccalauréat dañu am revendication mooy kii plan Marshall de recrutement d'enseignants chercheurs plan Marshall bi 500 enseignants chercheurs par année au moins pendant 5 ans dañu gëstu tam gis ne que loolu moo mun a résorber déficit enseignants yi ak chercheurs yi ci université Sénégal yi ak ci centre de recherche yi gouvernement bi def na effort exceptionnel en 2015 ñu créé 210 nouveaux postes pour toutes les universités du Sénégal loolu salué nañ ko mais doyul te renouvelé wuñu ko alors que ñun ci suñu gëstu mooy foog ñu recruter 500 enseignants chercheurs par année au moins pendant 5 ans suñu beneen revendication bi mooy retraite enseignants yi revendication boobu ñu ngi koy maintenir retraite enseignants du supérieur yi foog ñu revoir ko foog ñu améliorer ko substantiellement. waaw monsieur le ministre ñu tàmbali ci retraite enseignants yi. waaw loolu en réalité lan mooy problème bi monsieur le ministre. waaw xam nga problème bi yomb na expliquer ndax salaire yi yokku nañu ci at yu passé yi ak at yi ñu nekk nii wante li ëpp ci yokkute salaire yi nekkul ci indice bi. du salaire de base bi. mais salaire de base mais ay prime la. ay prime la ay indemnité yu mel noonu. su jàngalekat bi demee à la retraite li nga xam ni la ñuy nattee li muy fayeeku salaire de base bi la. da ngay gis soo nekkee professeur titulaire de classe exceptionnelle ni ko secrétaire général SAES waxee. soo demee à la retraite doo am yaa ngi nekkoon ci 1 million lu topp par weer. da ngay am moins de 300 000 yenn saa yi sax 200 000 yi du mat. xam nga jóge ci lu mel noonu daanu ci loolu. day indi jafe-jafe yu mag a mag. ci loolu nag. changer ko mën na nekk. ci loolu. premier ministre dajaloon na ak SAES waxtaan ci. mu teg commission ad hoc mu teg ko ci loxo ministre du budget ministre délégué chargé du budget muy Mangara moom liggéey na ci ak SAES ministère enseignement supérieur ministère fonction publique ministère du travail ak ministère de l'économie et des finances liggéey boobu nag pare na léegi gis ngeen ci déclaration politique générale bu premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne nee na ci jamono yi di ñëw dana wooteyaat ngir ñu waxtaan ci loolu. SAES ci boppam. déedéet SAES ci boppam. am na ay proposition yu mu def. man sax tase naa ak SAES ci loolu. tase naa it ak sax benn société boo xam ne ñoom dañ ko jël ngir mu gëstu nan la ñu mën a fexe ba à la retraite bi yokku te du gaañ nguur gi. du gaañ jàngalekat yi du gaañ it université yi. loolu yëpp waxtaan la am na ay li tubaab di wax modélisation yu ci am yaakaar naa ni du yàgg premier ministre comme dossier bi ci loxoom la nekk te wax na ko ci déclaration de politique générale bu ko benn député laajee dina woote yaat ñu toog ñu am ci lu ko saafara ndax ñi ko secrétaire Malick Fall secrétaire général SAES waxee ni ko Oumar Dia bu SUDES waxee tey mun naa wax ni jafe-jafe bi taxaw bi jàmm te mu am tey mun naa wax entre nguur gi ak jàngalekat yi boobu kesel ndax yeneen yépp nguur gi saafara na ko wala am na ci déggoo ak jàngalekat yi ba nga xam ni du gàllankoor doxalinu université yi. ak yokk nombre bi nombre jàngalekat yi yokk bi dana yokk ndax xam ngeen ni déjà tey jàngalekat bu dem à la retraite dañ koy remplacer ci université yi. mais proposition deuxièmement xam nga da ngay def plan d'ensemble. ndax ni ko waxee ñoom ñaar ñëpp
ñu ngi tabax déwén fi ci yàlla àndee université Amadou Mahtar Mbow dana ubbi université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass dana ubbi ISEP bu Thiès mu ngi ubbi na mais dana yokk ndax tabaxam yi dana ko fekki te dana jël lu sakkan université virtuelle ñaar fukki ENO yi ñuy tabax danañu àgg dana gën mun jël mais loolu day indi danañu jël ay jàngalekat ndax danañu àgg lim bi Oumar Dia wax 500 wala ñu fa àgg chercheurs par an ci suñu kanam la nekk pendant 5 ans ça fait xam nga loolu moom ci suñu kanam la nekk ndax nguur gi aussi day modéliser seet aussi noo xam ni dafa ànd ak politique d'ensemble bu réew mi ndax gafaka bi benn la foofu la ñuy defee njàng mi foofu la ñuy defee mbéy mi foofu la ñuy defee càmm gi foofu la ñuy defee wér-gu-yaram bi ak yeneen ak koom-koom bi ak yëpp parce que Monterrey ëpp na ñetti téeméeri junni ñu fay jàngi en 2010 man dem naa Équateur ci dëkk boo xam ne Loja la tudd mu ngi ci ñeenti téeméeri kilomètres capitale bi tudd Quito mu tudd Universidad Técnica Particular de Loja boobu jamono mook UGB ñoo tolloo étudiant mais amoon na ñaar fukki junni ak benn junni ci jàngale bi ñuy jàngale ci université virtuelle yi li tax ñu taxawal université virtuelle benn moo ji nañu fexe ba xam-xam bi foo munti nekk ci Sénégal mu fekk la fa ñaareel bi moo di xale bi di jàng ci université virtuelle mun naa wax jikko yi nga xam ne xale bi di jàng ci université taax yi di am dafa ko war a amit moo di war na bëgg université esprit d'appartenance war na mun a jëflante ak yeneen moroomu étudiant ndax du nekk koo xam ne rek day nekk moom kenn ak ordinateur di jàng war na tamit mun a jëflante ak askan bi muy service à la communauté war na tamit diplôme yi muy am ñu bañ a am benn laam-laami bu ko wuutale ak université yi nga xam ne ci taax yi la ñuy jàngi loolu pour nga am loolu moo tax Sénégal am coppite bu bees innovation ci njàngale jëfandikoo jumtukaay yu bees yi ñu tuddee ko ENO espace numérique ouvert ndax ENO boobu dafay am amphithéâtre ñaari téeméeri place lu tax ñu def amphithéâtre bi pour xale yi su ñuy def examen ñu mun a ñëw toog ñu gis leen ñu ràññee ni kat Cheikh Diop nii moo fi toog du keneen a fa toog diplôme bi du am laam-laam mu am ñaari salle ñu tuddee ko open space salle bu nekk téeméeri ordinateur yi cay nekk te muy jokkook internet bi ci suuf ak bi ci kaw kooku mooy xale bi nu mu buggee jàngee ci ordinateur ak internet bi ci jàng jafe-jafe du ko am te dana mun jàngandoo ak moroomam ñu fexe tamit mu am salle bu ndaw koo xam ne ndax ENO bi su nekkee fenn foofu ñi fa nekk war nañu mun di fa jàng infirmier yi fa nekk jàngalekat yi fa nekk même soldat yi fa nekk suñu bëggee jàng soxla tuñu ñëw Dakar mun nañu fa toog di jàng donc loolu tax ñu taxawal ENO yi muy mandarga université virtuelle bu Sénégal nga xam ne xale bi nekk UVS su gisee ENO du am dara loo xam ni dana ko gën a tax mu bëgg dem Ndar maa mu dem Dakar maa mu dem Thiès ou Ziguinchor loolu moo indi coppite bu mag ñaata ENO la ñu ubbeegum fi nekk nii fi ñu toll léegi université virtuelle dafa am fukki ENO ak ñaar yoo xam ni dañu ko loué ñu équipé ko ñu ngi tabax fukk ak juróom benni ENO ci biir réew mi su ma jëlee réewu Casamance muy Casamance ñetti région yi ñu ngi tabax ENO Ziguinchor ñu ngi tabax ENO Sédhiou ñu ngi tabax ENO Kolda su ma jëlee Tamba ñu ngi tabax ENO Tamba Kaolack ñu ngi tabax ENO Kaolack soo ñëwee Fatick ñu ngi tabax ENO Fatick Mbour ñu ngi fay tabax Thiès soo ñëwee Ndakaaru ñu ngi tabax Mermoz benn Buntu Pikine benn Guédiawaye benn
soo continuer nga jëm Ndar ñu ngi tabax Louga benn biir Ndar jardin d'essai ñu ngi fay tabax benn nga jël dex gi Ndioum ñu ngi fay tabax benn Wuro Sogi ñu ngi fay tabax benn soo ñëwee ci biir dëkk bi muy Diourbel ñu ngi fay tabax benn yooyu dana la jox fukki ENO ak juróom benn am na ñeenti ENO yoo xam ni marché bi attribué nañ ko ñu ngi ci lijjanti kayit yi ak des MPK yooyu mooy ENO bu Oussouye ENO bu Bignona ENO bu Orkadiéré ak ENO bu Kër Massar di nekk ñaar fukki ENO fi ñu toll tey benn ENO pare na ba lépp équipé nañ ko mooy ENO bu Kolda fii ak janvier jeex juróom benni ENO yu bees dañu ko jébbali. mais contenu bi monsieur le ministre c'est vrai que yéen a ngi tabax mais contenu bi parce que gis nañu ay étudiants yu UVS ñoom lu leen metti mooy notation bi. gis nañu ñu mel ni waa Bignona ñoom lu leen metti mooy matériel bi connexion bi gis nañu itam ñoo xam ne ñoom seen problème mooy nee ñoom mosuñu woon xam ordinateur mosuñu woon xam connexion mooy lii professeur wax léegi mais est-ce que mbir mi teelul trop. waaw xam nga étudiant bi suñ ko orienté UVS. par exemple ñi ñu tàmbalee. nga baal ma beneen bi may yokk mooy am na ko waxtaanal mu ne soo defee benn année ci UVS bi dafay mel ni deuxième bi daf lay fekk si. maanaam day mel ne nga perte benn at si sa cursus universitaire. te booy xool réforme bi dana am foo xam ne boo fa tollee daf lay dab di nga ñàkk sa bourse wala nga ñàkk leneen. ça veut dire que benn année bi day mel na koy def 2 ans pour le moment xaw ma ndax loolu di ngeen koy rectifier wala au début bi la. waaw xam nga UVS bi. dañu ko liggéey. jar na seet bu baax dañu ko liggéey. réew mi bugg jëm kanam yenn xam-xam yi dañ koy moom soo ko jéggaani su ñu la ko joxee demee doo ko téye UVS bi ñu ngi ko sëkk ñëpp. ay sénégalais lañu ay africains lañu loolu dafa nekk lu jiitu ñu liggéey ci xam-xam bi li ñuy jàngale. liggéey ci technologie bi liggéey ci méthode pédagogique bi soo jëlee xale yi par exemple UVS bi ren juróom junni yi njëkk dem UVS 5 novembre la ñu leen téye 5 novembre boobu ci 12 ENO yi la ñu leen jàngal ndax dafa am ay xam-xam yu ñu leen di jàngal ñu ko tuddee xam-xam transversal ci ENO yi Paris dañu lay jàngal nan ngay téye sa ordinateur nan ngay duggee ci plateforme bi nan ngay jëfandikoo plateforme bi loolu bala ngay def dara dañu la koy jàngal su ñu la koy jàngalee ba pare premier semestre bi li ëpp ci jàng yi ngay def du enseignement en ligne ay visioconférence la dafay mel na dañu janoo fekk janoo wuñu moo janoo prof bi moo yem plateforme la mais par ay capsule vidéo nga xam ne da ngay gis te li nga lay jàngal soo mokkalul mun nga ko baamtuyaat yoon yu la doy xam nga professeur bi soo demee ci amphithéâtre bi mu def kuuram pare soo mokkalul jeex na UVS nag du noonu soo mokkalul nga dugalaat film bi da nga mokkal loolu dafa am solo trop te soppi na lu bari déggal promotion bu njëkk bi amoon na tardement lu tolloog fukki weer bi ci topp amoon na tardement lu tolloog juróom-ñetti weer bi ci topp amoon na tardement lu tolloog juróom-benni weer depuis daaw tardement yi jeex na ñi ren te ñu bindu valider seen inscription ñoom sax ñoo njëkk tàmbali jàng ñu nekk ci université bi mel na Ndar ak yooyu moo di tey ñi samp UVS ñi koy yor ñi koy jàngale mokkal nañu mbir mi léegi mbir mi moom ak yeneen université yi ñu ngi mel ni c'est problème connexion bi connexion bi loolu it dëgg la am na ay jamono amoon nañu jafe-jafe connexion kooku daaw la woon ci mois de mai dañu toog ba yàgg benn ci opérateur yi duma ko tudd mu délesté lu ëpp junneeg lu topp
suñu ay étudiants UVS loolu soxla nañu trop. mais opérateur boobu wax na ni loolu vraiment du coobareem que dana rectifier ak yooyu. gis nañu ni depuis lool mbir mi jaaraat na yoon. maintenant am na ay zones yoo xam ni dafa am ay jafe-jafe connexion. mais loolu ak ENO yu bees yi ñuy tabax da koy régler ndax ENO yi dafa am intranet mu am système boo xam ni sauvegarde la mooy mun nga fa denc donc su guddee dañuy télécharger lépp luy cours mu nekk ci biir ENO bi nga xam ni jàng bi doo soxla parce que dafa am étudiants yoo xam ne dañuy wax ne dañu bëggoon ñoom par semestre ñu jot na di ndax ñu mën a évaluer seen bopp pour xool seen avenir. waaw xam nga semestre moom ku def LMD semestre ku def LMD semestre donc soo defee semestre day mat xam nga ñun dañu des ba léegi ak système jàngale bu njëkk bi octobre ngay tàmbali mais vers février nga def sa semestre nga jógee février nga dem juin juillet nga defaat ko mais xam nga loolu LMD bi soppi na ko soppi na ko nekkatuñu ci lu mel ni. oui monsieur le ministre alors rapidement sur l'UVS alors man dama bëggoon laaj ci campus N bi. waaw alors bu ñuy tànn étudiants yi nga xam ne ñooy dem UVS. alors man c'est difficile ma comprendre par exemple un étudiant boo xam ne option bi pour l'UVS dafa nekk 6e option 7e option 10e option. alors subitement ñu yóbbu ko UVS man bëggoon naa ngeen expliquer ma loolu pour lan. ma constaté aussi beneen phénomène étudiants yi nekk ci UVS bi boo demee ci université yi ci formation payante bi ñu ci bari da nga leen di fekk foofu alors j'ai discuté ak benn professeur bu yor formation payante bi mu ne ma d'ailleurs seen bourse bi ñu leen di fay université virtuelle du Sénégal moom la ñuy ñëw di ko fayee ci université yi ci formation payante bi pour jàng est-ce que yéen phénomène boobu constaté ngeen ko et puis lan ngeen ci xalaat est-ce que du que université virtuelle du Sénégal concept bi des na ba tey. non non xam nga phénomène boobu. du tey rek. defe naa ni yéen seen bopp. waaw constaté ngeen ko woon ci université Cheikh Anta Diop de Dakar. soo demee Claudel. maa ngi dem sax ci grande cité. bare na ay étudiants yu fa nekk di jàng tamit ci privé bi. c'est ça loolu yàgg na fi. université virtuelle dafa am lu mu permettre loo xam ni ci foofu la gën a yombee ci yeneen université yi mooy flexibilité temps bi mun nga fa nekk di jàng lu bari mun nga fa nekk di liggéey jigéenu wérul bi nga xam ne su nekkoon ci université taax yi du mun a jàngi université virtuelle day jàng réussir defe naa am na exemple léegi yu bari ay jigéenu wérul yu jógee sax ci université bi dem université virtuelle réussir am na ñoo xam ni dañ fay nekk ngir di liggéey di jàng am na tamit loo xam ni université virtuelle da ko permettre mu di xam nga xale jigéen ñi surtout am na ay famille yu bari bugguñu seen doom yu jigéen sore leen mais université virtuelle da la koy permettre orientation yi nga wax ni xam nga orientation yi lañ ne kese la su fekkoon ni matière boo jël classe yi place yi doy nañu sëkk premier ku nekk sa premier choix ngay def mais place yi doyu su doyu dañu leen di teglante ñii su fekkee juróom benn fukk la ñuy jël juróom fekk benn fukk yu jiitu yi la ñuy jël su leen jëlee ba pare ñeneen ñi ñu seet seen ñaareelu tànneef est-ce que ñaareel boobu dugg nañu ci soo ci duggul ñu topp ko bi ci fukk ak juróom-ñetteel bi dama lay jox ay chiffres ci ren ci orientation yi ñi nga xam ne jël nañu leen ci seen ñetti tànneef yi yu jëkk yi 17127 lañu ñi nga xam ne jël nañu leen ci seen juróomi tànneef yu jëkk yi 20654 lañu ñi nga xam ne nag seen diggante fukkeelu tànneef ak fukkeel ak juróom-ñetteel bi
juróom benn junni 6712 lañu. da ngeen ni ñooñu bari ñu. mais ku bëgg ñu jël la ci sa tànneef yu njëkk yi sa njàng moo la koy may. c'est ça résultat. waaw résultat. waaw ndax toppatoo jeex na. waaw waaw monsieur le ministre kon ñu dellu ci tolof étudiants yi yëngu-yëngu yi du Dakar rek. am na Thiès Ziguinchor ak Saint-Louis Mama Moussa. xeer yi di jolli lacrymogène yi di jolli ñi ngi fii ci buntu université bu Thiès ñi ngi ci route nationale bi ci voie de contournement bi mel ni nag diggante étudiant ak alkaati yi di GMI daal metti na loolu ci weeru décembre bi lan nag moo waral étudiant yu Thiès génn ci mbedd mi baare lii di route nationale bi. dañ joxoon autorités yi ultime atom nee nañ suñu ubbiwul suñu restaurant yi ñun dañu génn si télé bi te loolu lañ def ñun ay étudiants lañ comme sénégalais yëpp dañoo am droit recevoir suñuy bourse suñu recevoir suñuy bourse dañu defee 48 heures dañoo am droit dugg restaurant bu ñu dugg restaurant lan la ñuy fayee amuñ ko. université bu Thiès ñàkk ay jumtukaay université bu Thiès mel ni daal béréb yu bare la def maakaan ci biir dëkk bi su dul som ña nga Grand Thiès bu dul Grand Thiès ña nga Sampaate bu dul Sampaate ña nga Jaxaaw mel ni daal dëkkuñu fenn ñoom étudiants yi loolu nag neexu leen benn yoon ñenn ñi sax wax nañu ne loolu moo waral jafe-jafe yi am ci wàllu dem bi ak dikk bi ci université bu Thiès. mënoo nekk étudiant ñu lay wax restaurant bi ngay lekk wala bee amul fenn lan moo tax à Thiès loolu existe bi mënoo lekk ci benn restaurant bu dul fi nga logé kese te EPT am na restaurant bu fa nekk te restaurant kudd la te waa kudd ñoo géré université Thiès. ci université bu Thiès du rek étudiants yi ñoo am jafe-jafe ñoom personnel administratif et technique bi ñoom it am nañu ay jafe-jafe. soppeeku njàng mi ak avancé bi ci benn côté la jël. benn côté kese la jëm bàyyi personnel administratif et service bi ministre bi convoqué nañu fi woon le 9 mai 2015 bi mu ñu convoqué ñuy waxtaan ak moom def nañu fin du mois dinañ dajewaat ñu waxtaan ba démb bi ñu déposé waatee bi mu yëgee ni jógaat nañu pour def débrayage 2 jours la doog a envoyé waat courrier ni dina recevoir personnel bi le 26. beneen université bii nga xam ne moo nekk ca Ziguinchor université Assane Seck boobu ak léegi bu nekkee nii am na ay jumtukaay daanaka jumtukaay yi yëpp a xat ndax bu ñii di jàng ñii ngi wàcc. Les pavillons ne sont pas nettoyés régulièrement. Les eaux des fosses débordent depuis 4 mois et stagnent en face du restaurant, là où on s'alimente. Et depuis lors, rien n'a été fait. Vous voyez, 2 fois de suite, les pavillons ont pris feu. Les étudiants dorment dans l'obscurité. loolu nag ñii di jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ci université bu Ziguinchor dëggal nañu ko. L'insuffisance du budget et les restrictions opérées nous ont fait vivre une situation difficile, presque de non-approvisionnement en matériel pédagogique et d'enseignement. L'année dernière, on a vu même des enseignants financer par leurs propres moyens leur voyage. Parce que tout simplement, les subventions sur lesquelles comptaient ces collègues pour pouvoir faire leurs activités de recherche ont été systématiquement gelées à cause de la restriction budgétaire. beneen université ngi nii ñaareelu université bi nga xam ni moom la ñu samp ci Sénégal daanaka mi ngi bëgg yàgg université Gaston Berger waaye mën nañu jàpp ne at mi yëpp daaw ñoom ci ay jafe-jafe la ñu nekk saa yu nekk ñi ngi génn ci mbedd mi di manifester lu ko waral ne ñu daal jumtukaay ya manqué na ndax nag li nga xam ne musul am ma ngay am muy wàllu kalandoote waaye it saa yu nekk lim bi day gën a yokku te place ya barewul loolu it waa Bambey ñaxtu nañ ko soo demee ci université bii di université bu Dakar foofee it lim ba takku na lool mais ni daal université yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal donte ni nguur gaa ngi tabax mi ngi yokk jumtukaay waaye it jafe-jafe ngi yokku rek loolu nag lan moo ko waral ak naka lañ koy saafara loolu it gar naa xalaat. waaw loolu defe naa ni étudiants yi seen bopp su ma fàttali ko en 2012 2013 seen bopp dañu tuddee woon sax université virtuelle lañu. étudiants yee ko doon wax tey kenn waxatu ko. ndax kat amuñu woon fatuwaayu étudiant bu université bi moom
defar nañu hôtel du Rail Fatuwaay amuñu woon ay salle de classe yu doy yu ñu moomal seen bopp tàmbali nañu leen livrer ay salle xam ngeen ni tey livrer nañu fa auditorium moo doon palais du congrès te mu nekk en face promenade di Thiessois cinéma bi livrer nañu leen benn UFR 7 bâtiment bu bees la livrer nañu leen ay yeneeni salle soo jëlee fu mel na université Gaston Berger bu Saint-Louis ñëwatuma ci parce que wax naa ko sànq directeur bi wax wane na ni 2012 dañ doon wax ni sax ci garab yi la ñuy jàngi tey kenn waxatu ko am nañu place am nañu kii soo jëlee université de Bambey livré nañu fa ay infrastructure bi mujj mooy semaine bi agence de construction bâtiment édifice public réceptionné na bâtiment bu am solo bu fa musul am te bibliothèque bi it nga xam ni jafe-jafe bu mag la woon pare na léegi dëkkuwaay yi dañu war a comprendre étudiants yëpp amul benn université àdduna buy fàtt étudiants yëpp kooku mënul nekk dama neen ni lim bi jaadu ci àdduna si moo di soo jëlee ñetti étudiants mu am benn lal université yëpp ñu ngi jublu ci loolu fu mel na Dakar fu mel na Ndar pratiquement ñu ngi ci yoon bi actuellement ñu ngi liggéey ci programme d'urgence bi ngir yokk lal yi nekk Ziguinchor yi nekk Bambey yi nekk Thiès Polytechnique sax am na bâtiment bu ñu fay tabax ngir fat xale yi kooku programme la jarul mu wax ko ndax wax nañu ko lu bare bare donc restaurant yi tamit tabax mi ñu fa restaurant université de Thiès xale yi am na lu ñu bëgg mais xam ngeen ni depuis 2007 bu université yi bu ñu leen créé COUD ci boppam moo leen bootoon te xam ngeen ni sax dafa jaaduwul woon ndax amoon na ay kii IGE ñeneen ñëpp wax nañu ci xam ngeen ni daaw nguur gi jël na dogal taxawal CROUS Ziguinchor taxawal CROUS Bambey taxawal CROUS bu Thiès bu Ziguinchor installé nañu ko ndax amoon na budget daaw bu Thiès ak Bambey su weeru janvier bi jotee te budget bi taxaw am nañu budget 2018 danañu installé ñaari CROUS yooyu su leen installé dana wàññi jafe-jafe bi ndax dootuñu wékkooti ci Dakar mais ñi yore seen tëgg ak seen nekkin ak ñoom la ñuy àndal. mais étudiants yi pourquoi mënuñu lekkee fu leen neexaa Thiès par exemple waa ji wax na ko sànq ci document bi. xam nga nag loolu aussi da ngeen kii œuvre sociale yi. dañu am seen ay règles. ñu dama ci dugg. école polytechnique c'est une école spéciale. c'est ça du ainsi de suite donc dafa am yoo xam ni daal. ñu may François Seck. waaw mu ngi régie di xaar sànq ba tey. Françoise ñu jot le kaddu. Pape Atoumane Diaw jërëjëf sénégalais nag ñu ngi woote wane ne enseignement supérieur yu leen soxal la kii nag monsieur Kaba la tudda Tamba la woote nee na université Tamba depuis dañu ne woon que dafay ubbi en octobre 2017 te ba léegi commencé guñu sax tabax bi pour que ministre bi wax leen lu tax gisaguñu lu niroog tabax ci Tamba. Gorbal Sy moom président national bu éducation pour tous nee na mu ngi félicité ministre bi ci yi muy def ci enseignement supérieur waaye mu koy laaj fan la toll ci dialogue social bi parce que ci yeneen domaines yi dialogue social bi mu ngi dox bu baax mais ci enseignement supérieur dialogue social bi doxul yan jéego la ci war a def. Seynabou Manga moom Tivaouane Peulh la woote nee na moom bachelier bu bees la dañ ko orienté ci université virtuelle waaye inscription bi délai bi dafa passé te dañ leen wax pour ñu xaar deuxième inscription bi muy laajte nag xaar bi ba kañ la. Ibrahima Konté moom Dakar la woote muy laaj état avancement travaux ENO Sédhiou
parce que nee na que travaux ENO Sédhiou bi ak ENO Kolda bi moom la ñu lancé woon à la même date te bu Kolda bi pare na waaye bu Sédhiou bi travaux yi dañ ko bloqué te ñoom xamuñu lu tax Mamadou Ndiaye moom Kër Massar la woote nee na que ministre bi moo promettroon étudiants yi nga xam ne dañ leen orienté ci école supérieure économie appliquée que dinañu bénéficier benn inscription ci master fan la toll ci promesse boobu. Amadou Niang moom Tamba la woote nee na moom tamit construction université bi gisuñu ci dara manque de suivi lan moo ko waral. Aliou Baldé Ziguinchor nee na est-ce que mun nañu def benn bilan après quelques années ci université virtuelle bi ñaata étudiants ñoo abandonné ak perspective bu université virtuelle boobu ndax am na mucc wala amul mucc. Kii itam Dakar la woote nee na orientation nouveau bachelier yi ci école privée yi lu tax fay bi toujours muy tardé parce que dañuy gis ne dañuy toog at bi bu commencé 6 mois ñu soog a fay benn paiement lan moo tax retard yi di am ci paiement bi. Mame Diarra Bousso Ba moom Nioro du Rip la woote nee na dafa am bac avec la mention assez bien bac S2 waaye ba léegi amagul orientation lan moo ko waral. Adama Kane Diallo moom Saint-Louis la woote nee na mu ngi encouragé ministre bi di ko féliciter ci innovation yi mu apporté ak infrastructure yi nga xam ne mu ngi koy tabax ci biir réew mi. Mamadou Lamine Fall Mexe la woote moom nee na arabisant la et que ñoom toujours dañ leen di teg pour ñu nekk ay jàngalekat alors que ci arabisant yi am na ñoo xam ne ay mathématiciens lañu ay scientifique lañu maanaam lu tax toujours ñu leen di affecté ci duñ leen affecté ci filière yooyu ñu leen di def toujours pour que ñuy jàngale. Ousmane Ba moom tamit ci orientation bachelier yi lay wax nee na problème boobu fan la ci tollu. Jeewa Diallo moom tamit université virtuelle nee na dañuy am problème pour accéder ci plateforme bi parce que dañuy am problème de connexion ba pare seen tuteurs yi tamit duñu respecter toujours seen emploi du temps loolu lan la ci ministère bi mun a def pour régler problème boobu Pape Atou question yi bëri na lool. Sénégalais yaa ngi woote téléphone baa ngi explosé. waaw jërëjëf Aïssatou François Seck monsieur le ministre laaj yi bëri nañu. bëri na trop mais lu am solo la. parce que ça montre que ñëpp tey xam nañu que daara yu koy vraiment ci réew la et loolu c'est avancé bu mag la ci juróomi at yi et defe naa ni effort yi président Macky Sall def indi na loolu. Université Sénégal oriental bu Tambacounda programmation la xam ngeen ni fi mu nekk nii ci yaatal carte universitaire bi mun naa wax ni ñetti mbir ci nekk. benn bi mooy defaraat Université Dakar presque pare nañ ko yaatal ñeenti université yi amoon ñu ngi tàmbali àggale chantier yi taxawal ISEP yi tàmbali nañ ko taxawal université virtuelle du Sénégal ñu ngi ci taxawal ñaari centre délocalisé Kolda ak Géoul ubbi ñaari université yu mag yu mun a am 30 000 étudiants mooy université Amadou Mahtar Mbow ak université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass. xam nga loolu déjà chantier yu mag a mag la dañu bëgg loolu su demee ba àgg ñu sumb nag li des mooy université Sénégal oriental bu Tamba ak li nga xam ne arabisant yi wax nañ ko mooy université arabo-islamique bi ndax ñiy jàng arab te ñu tàmbali bari te lu baax la ñu mun leen jàngal ay nekk ingénieur nekk médecin nekk agronome ak yu mel noonu. donc destination arabisant yi mooy jàngale. déedéet du jàngale loolu aussi ñàkk a xam ñu leen di orienté tey parce que filière arabe yi xam nga 2013 juillet 2013. le président Macky Sall créé bac arabe. def naa lu jar a xam la. ndax suñu indépendance bi juillet 2013 ñu doon jàng arabe nekk ci institut yi ak daara yi dañu doon créer seen bac local après débrouiller dem ci réewu arabe yi jàngi. juillet 2013 le président Macky Sall créé bac arabe bi dañu ko def ñetti série boo xam ne mën nañu wax ni littéraire la
série boo xam ne mook S1 ñoo yem série boo xam ne mook S2 ñoo yem wante ci jamono ji série littéraire bi rek mooy dox lépp lu série littéraire bi def ñoom it dañ koy def mais ñun lu ñu soxla xam ne ñu réforme bi yépp muy jubbanti jàng bi jëmale ko ci xam-xamu mun a science technologie ak yu mel noonu donc loolu su ñu defee université arabo-islamique boobu dana yokk mbir mi leneen li ci li ñu laaj nii te moo di dialogue social bi ñu ngi ci peut-être que dafa siiw peut-être que léegi suñuy dajeek ay étudiants dañuy indi téléradio pour que ñëpp xam ne ñu ngi dajeek ñoom mais bés bu nekk ci ndaje la ñu nekk ak jàngalekat yi tamit ci ndaje la ñu nekk leneen li xale bi wax muy Seynabou Mangara mu ni dañu ko orienté université virtuelle mais binduwul en fait li mu waxul mooy dafa forclos dafa forclos c'est-à-dire que suñu la orienté fenn dañu lay jox date boobu wala muy agsi wala su àggee war nga fay les 25 000 soo ko fayee ci lim bi nga bokk soo ko fayul nag ah forclos nga sa place dañu koy jox keneen moo tax ñu ne ko ni léegi ndiku loolu mooy mbir mi affaire u ENO Sédhiou bi ak Kolda ENO Kolda bi moo jiitu ENO Sédhiou bi teewul nag ENO Sédhiou bi entreprise bi ko yor xam ngeen ne bu ma fa demee wax naa ko dafa liggéeyal donc ñu ngi nekk ci lijjanti nangu marché bi jox ko keneen